super. Red Black la ñu doon bàyyi mu nuyoo ñu bàyyi saa wolof ceddo bi mbaxana mi moom mbaxanam la saa. rafet na nag. jaajëf maa ngi lay ziar sëñ Baara di nuyu Soxna Kumba ak sëñ Red Black di nuyu mboolem ñi seetaan bismillah. jaajëf saa jëfu ceddo la koy def bismillah. très rapidement dañuy def benn retour sur la visite du président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye foofa ca Tiwaawan buñ ne Tiwaawan nag suñu xel dafay dem ci mawlud gi nga xam ne nii mooy guddi gi ñu jagleel nabi yonent yàlla Muhammad bi nga xam ne war nañ ko màggal ci guddi gi nga xam ne moom la ñu mu di guddi talaata gi ñu jëm ki nga xam ne moo di président comme d'habitude comme ni mu koy defee fexe ba dem fépp foo xam ne rek war na faa dem ci ville sainte yi mu daal di dooree fa nga xam ne moo di Tiwaawan Kumba seen yëpp dal ci xaatim ci visite ba nga xam ne def na ko am na image yoo xam ne aussi mi ngi ci ànd ak les premières dames vraiment mu nekk image yu rafet ngeen koy gis ni moom ak ki nga xam ne moo di xalif général des Tidiane mu di Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla na ko fi yàlla yàggal wéral yaram bi parce que góor gi ndeysaan soxla Sénégal soxla na ko trop ba ci kanam Kumba ba jëga Bara ni nga ko waxee noonu la amee comme ni ko Seneweb daal di xibaaree rek titre bi nekk président Diomaye Faye prêche l'unité et la paix au Sénégal ci noonu rek ñu daal di xamle rek ni ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi waajal li nga xam ne moom moo di gàmmu bu Tivaouane le président de la République Bassirou Diomaye Faye dafa daal di dem rek ziar ki nga xam ne rek moom moo di le xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour moom nag bi mu demee foofu daal di nay exprimer rek li nga xam ne moom moo di mbégteem daal di dellu si waat ci cité religieuse boobu di Tivaouane ci noonu nag mu daal di rendre hommage li nga xam ne rek moom moo di li fi mam ji bàyyi mooy ku ci mel ni rek El Hadji Malick Sy nekk fondateur Fayda Tidiane bu Sénégal ci noonu mu daal di ñëwaat rek ci li nga xam ne moom moo di teewaayam foofu ca Tivaouane moom nag li mu daal di xamle rek moom mu ngi sant yàlla bi mu leen mayee ñu daal di teewee bi le gàmmu ca Tivaouane ginnaaw loolu le président Bassirou Diomaye Faye daal dina ñëwaat nag daal di insister ci dimension symbolique bi nga xam ne rek Tivaouane daal dina koy am ci réew mi ak li nga xam ne moom moo di empreinte bu fi Seydi El Hadji Malick Sy daal di bàyyi fii ci Sénégal mu daal di ñëwaat ci li nga xam ne rek moom moo di mbirum jàmm ak li nga xam ne rek moom la fi Seydi El Hadji Malick Sy daal di bàyyi ci mbirum prêcher li nga xam ne rek moom moo di jàmm mu ne ak thème bi nga xam ne nag jot nañ ko fësal ca Tivaouane dafa méngoo ak li nga xam ne moom moo di actualité ndax fi mu daal di dëgg tànkam rek moom mooy li nga xam ne dafa ñeel wàllum unité ci Sénégal waaye itam fësal li nga xam ne rek moom moo di jàmm te daal di koy suuxat dañu koy soxla bu baax jamono ji moom nag loolu la daal di bàyyi xel moom loolu la daal di waxtaanee foofu ci Tivaouane daal di fasal ni nag ni moom dinay dox ci ay tànk jàmm dox ci li nga xam ne rek moom mooy boole société bu Sénégal ñu daal di dund ci jàmm ak salaam ginnaaw loolu nag Bara bu ñu jullee ba noppi ki nga xam ne moom moo di le président Bassirou Diomaye Faye daal dina retourné waat ci ay activités am ñu koy gis nii moom ak Jamil macha allah mu nekk kilifa gu mag macha allah koo xam ne tamit en même temps acteur politique la aussi et tey nag xam naa taxawaay gam fa taxawee moom moo di taxawaayu doomu Tivaouane ak ñi nga xam ñoo ko jot a teertu ngeen di gis première dame ci ginnaawam noonu aussi aussi tamit délégation bi nga xam ne mi ngi ci ànd ak le premier ministre ànd ceeg ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo ko gunge woon foofu ca ville sainte bu Tivaouane mu def fa waxtaan wu am solo waaye aussi tamit bu ñu bàyyiwaatee xel kàddu yi ki nga xam moo di xalif bi mi ngi ko naan na bàyyiwaat xel bu baax a baax ñi muy àndal aussi tamit xam ne réew mi jàmm la soxla di ko ci ñaaxaar te comme doguma la sax yëkkatee doguma la sax waaye da cee yokku daal di tudd branchement yi nga xam ne jot nañ ko fa def branchement sociaux yi jëm ci wàllum ndox mi daal di wax ni 4000 branchement jot nañ ko faa def depuis 2024 te jamono yi ñu toll ni ci at bi ñu ne 2026 yokku nañ yeneen 2000 branchement yu nga xam ne def nañ ko par rapport ak li nga xam ne moom moo di ndox mi pour mën a gën a yembal li nga xam ne rek moom moo di mbir yi ca Tivaouane ça je sais pas ndax suivre nga visite bi mais noo jàngatee kaddu yi nga xam ne moom lañ fa daal di jokkalante moom maanaam njiitu réew mi ak ki nga xam moo di xalif bi waaw kaddu yi de dama koy wax ne wuutewut ak kaddu yi nga xam ne moom lañ ko dénkoon Touba yàlla na yàlla def mu dégg ndey li ndax te kilifa yi moom ay kilifa lañ danañ la wax ci biiri wax yow nag yaay dégg ndey ji li lees waxut di ko wax ci ne ko ci ñi nga àndal ak nangam ak nangam yooyu yëpp am na loo xam ne am na noo ko mën a décortiquer loolu mooy li am solo kilifa la kilifa du tuut bu ko kiyee it boo dee sëriñam it wala ngay bàyyam it du tee muy suñu kilifa ñun ñëpp waaye di ko fàttali rek kàddu yi ñu ko wax yàlla na ko dégg li wolof di wax rek lu wutti jof si ba mu des kóllëre
lu wuti lu wëtti lu wëtti lu wëtti waaw jof si ba mu des kóllëre lu loolu maanaam lu lu dem muy tekki lu wëtti lu dem dina dikkaat ba mu des kóllëre wëtti xam nga mooy lan mooy nga tekki. yor ay xar ñu xëy dem waaw buñ demee lekk ñax maanaam ñu sàmmi leen waaw dina leen di ñëwaat sàmmi bu ngoon jotee dañuy jof si waaw moo tax wolof ne lu wëtti jof si ba mu des kóllëre ma teg ca ne jomay fay jom mooy fay d'accord léegi boo ñu ko doon Diomaye Faye. expliquer ci langage bu gën a simple ñun ñi bu ñu mën a comprendre. lan nga bëgg a wax yow wax naa la ko di nee naa la ku yor xam nga saar di doom yow pël nga di wala déedéet. xam nga bu dee dëkk yi ñu dëkk ñun Touba ay Daar Rahman ak yooyu dafay am benn ab sardi mooy serviteur mooy baat bi firi serviteur ba tey sardi boobu nag bu ñëwee kenn ku nekk da ngay boo yoree juróom-ñeenti xar da nga ko koy jox ci suba gi ñee jox ko fukki xar ñi jox ko mooy ñee jox ko ñi dem mu yóbbu sàmmi leen waaw ñu mu sàmmi Bu ji leen ñëwee. loolu xar yi di def nag loolu moo tudd wëtti waaw mooy dañoo dem wuti luñ lekk Waaw. demee nag ba tàkkusaan dañuy ñëw dañuy jof si waat waaw moo tax wolof ne lu wëtti jof si ba mu des ngor ba mu des Kóllëre. kóllëre ma teg cee ne jomay fay maanaam jom mooy fay dégg naa la bu baax a baax D'accord. ren nag nga jàngatee kaddu yi Saa Wolof mii la mu bëgg a Leer wax na. ak aussi visite au président de la république foofa ci Tivaouane tu sais Saa Wolof il est intéressant parce que da lay permettre aussi loo xamante ne nii vraiment lu bëri xamoo ko ci olof ku mel ni moom aussi di jokkoo ak moom ci wàllu woowu day am solo surtout ñun ñi nga xamante ni dañuy bind nous les rappeurs quand il parle il me rappelle Pacoti ndeysaan yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana di ñaanal aussi Dret Schizo Schizo Bibson daal di bii tu vois donc c'est bien hein. Man Saa Wolof c'est quelqu'un boo xamante ni je l'apprécie beaucoup je l'aime beaucoup et d'autant plus aussi sama yaay moo tax ma xam ko mooy Mimi Touré voilà Mimi Touré aussi nekk bàjjanam mu nekk koo xamante ne nii man daanaka voilà c'est quelqu'un hein, c'est quelqu'un doon na ay punchline nag de ay punchline la dóor non grave la dóor sa waa ji de non grave en fait li mu wax aussi c'est la vérité xam nga yàlla dafa def suñu kilifa diine yi ce sont les fusibles de paix fusibles de paix mooy ñi nga xamante ne ni jàmm Sénégal ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yor mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy dox tey aujourd'hui kilifa diine yi lenn mooy seen rôle bu weesoo teg nit ñi ci yoonu yàlla mais dañoo bokk ci ñi nga xamante ni ce sont les stabilisateurs de la paix sociale au Sénégal tantôt ça il a parlé de Touba ñu ñaanal yàlla aussi xalif général bi yàlla na fi yàgg te wér xalif général yëpp sax laay wax en général ñoom ñëpp yàlla nañ fi yàgg te wér le message de paix bi nga xamante ni moom la xalif généraux yi di jox le président de la République loolu mooy seen wareef et par contre le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye son devoir c'est d'assurer la paix c'est d'assurer la sécurité nationale képp kuy sénégalais ak képp koo xamante ni yaa ngi biir Sénégal Bassirou Diomaye Faye moom mooy garant wu sécurité Sénégal donc tey jii buñ ko fàttalee loolu man je me dis que ni ñun suñu kilifa diine yi yoon bi ñu nekk musuñu ko wàcc et vraiment ça colle bien avec la philosophie ou plutôt avec la vision du président de la République Bassirou Diomaye Faye qui fait appel à la cohésion nag boo ko déggee mooy lan mooy ñu bokk ndey bokk baay ñuy xàccandoo di dóorandoo si Bara tu te rappelles bien en 2003-2004 déjà si Red Black est connu au Sénégal c'est à travers le tube La Paix en Casamance et dans La Paix en Casamance mooy jàmm ji moom mooy ñëwaat ce qui veut dire que man j'ai toujours été un soldat pour le retour définitif de la paix en Casamance, pour la paix au Sénégal et pour la paix en Afrique. D'où on disait, sans la paix, point de développement. Donc jàmm mooy soubassement lépp loo xamante ne nii moom mooy développement. Jàmm mooy soubassement lépp loo xamante ne nii mooy naatal gox. mooy naatal nit, mooy naatal aussi li nga xamante ne nii c'est l'essence ou voire même la quintessence de l'homme. Donc les khalifes généraux, ils sont dans leur rôle. Et aujourd'hui, leur rôle, c'est d'assurer la paix. Les khalifes généraux aujourd'hui au Sénégal, seen rôle mooy lépp loo xamante ne ni lu ñu xotti la wala xotteeku
nuñ koy waxee ci olof saa wolof. ah wax nga ko wolof la. non peut-être am na benn mot bu gën a adéquat. waaw day wax waaw donc waaw lépp loo xamante ni lu ñu xotti la. wala lépp loo xamante ni nii lu ñaaw la ñoom ñu jël maanaam puso ñaw diggante yi ñu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi loolu te xotteeku mooy lu ñu def teppeeku lu ko defal boppam. xotteeku teppeeku ñoom ñu ñaw lépp lu teppeeku xotteeku ak lépp lu xotteeku. c'est ça le Sénégal Sénégal loolu la xam quoi. c'est ce qui fait aujourd'hui que le Sénégal est un peu chanté à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un pays de la teranga. Pays de la teranga mooy lan mooy jàmm ji fi am. Imaginez ñun ñi ñu wër ñëpp actuellement dans le bon en Afrique de l'Ouest réew yu bëri am na yëngu-yëngu. am na ay fitna yoo xamante ni Sénégal mosu ko xam. Et donc je me dis que c'est notre matière première. ñun suñu matière première ñun Sénégal moom mooy jàmm. parce que jàmm ji ñu am ci réew mi ak stabilité bi ñu am ci réew mi. ay réew yu bëri ñu ngi def le tout pour am ko te amuñu ko. Et si on fait un peu l'historique des fois gars yi di sànni air Senghor man leen vous n'avez rien compris. Parce que Senghor a réussi à créer le cousinage à plaisanterie. Senghor a réussi à créer une nation. D'où aujourd'hui munoo xamee joolaa bi ak njaago bi joolaa bi ak séeréer bi ak tukulóor bi. On est une famille. xoolal richesse boobu ñu am. moo tax fii munoo fi dégg ay guerre ethnique munoo séeréer yi munuñu attaquer tukulóor yi. joolaa yi aussi munuñu xas séeréer yi wala ñu xas tukulóor yi. C'est ça la nation, c'est ça le Sénégal et nous avons le devoir de préserver ça. kon ñu bon daal ma jubanti leen rek Senghor moom créewul cousinage à la plaisanterie. fii la ko fekk ñun ñoo ñoog loolu ba ñuy jóge ca Massiré ga ñëw fii ci fi ñuy wax Tekruur ak Teel Fuuta. loolu sax mooy li nga xamee ne moo tax sax Senghor bokk mën a def li mu def moo tax Sénégal mën a tànn. ethnie minorité premier président. religion minorité. te ba tey boo mënee xoolaat ba tey noonu la demee noonu la ñuy tànnee lu ñu tànn ci affaire bu di compter ci biir xeet dañuy tànn ki ñu jàpp ne moo baax. d'accord. Je suis d'accord avec lui. Sauf que Senghor bi mu ñëwee dañ naan Senghor dafa fi dara. Senghor li mu fi def ce que j'explique. daf fi fekk une nation. mais il a renforcé cette nation là. xam nga léeg-léeg on ne peut pas tout dire dans une émission. mais da ngay cof rek pour nit ñi mën a comprendre. donc ñu dugg dans le vif du sujet. Comme li ma ko annoncé tout à l'heure dañuy ñëw rek ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci actualité bi mu bokk ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum crédits spéciaux yi nga xam ne daal dinay jur coow ma tàmbali ko ak yow Saa Wolof ñu daal di gis le premier ministre Ousmane Sonko daal di génn def ay révélations par rapport ak di jëm crédits spéciaux yooyu nga xam ne daal dinay génnee ay papiers sax ci entretien bi nga xam ne mi ngi ko doon am ak suñu ay naataango ginnaaw loolu nag moom ay réponses yi nga xam ne jot na ci génn ndax yow da ngay jàpp ni moom la mu génnee comme li mu wax ne ci crédits sociaux yi loolu moom moo ci nekk wala ñi nga xam ne dañoo jot a génn ne moom xaalis ba mu doon wax da ko détourné yow ci noonu nga nekk. waaw xam nga moom génnee na. wax gi nag mooy bu la neexee nga ne man bu ngay parparloo dinaa ko faral wala nangam ak nangam. moom dafa am loo xam ne dañ ko gérer mu am loo xam ne daf ko waxoon Sénégal. muy transparence boo xam ne ñoom ci la ñu woo nit ñi. waaw loolu biñ ci nekkee mu xëy bëgg ñu jaar ci. bëgg nañu ko waxee woon ñu defee ko noonu. président gis leneen mooy mu ñëw ci askan wi wax leen.